Omar ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay ziar bu bari yéen waa Pikine yi. Omar mën nga dellu si sa jaar-jaar ci théâtre. waaw ci sama jaar-jaar ci théâtre ñu ngi ko débuté école primaire lañ ko débuté doon ci ànd ak sunu benn grand bu tudd Tamsir Seck bi ñuy def CM2 moom moo ñu encadré woon ñu àndoon ci aussi ak Ablaye Diouf Serigne Ngagne mu nekkoon ci encadrement bi parce que jamono yooyu théâtre scolaire bon daan am compétition dañ daan jël théâtre école yi nga xam ne ñoom ñoo nekk Thiès ñu def compétition théâtrale école bu nekk am troupe foofu la ñu débuté école El Hadj Mun Ndiaye Thiaw bokkoon ci ñun foofu la ñu jàngee bokkoon ci ñu nekkoon ci troupe bi jëloon nag trophée ba année boobu foofu laa njëkk a débuté sama carrière artistique école primaire. Omar lan moo tax Thiès bari ay artistes. bon Thiès dañuy faral di wax naan ville culturelle la bari na ay jeunes talents mais Thiès bariwul ay artistes rek bon parce que damay dégg ñu naan parfois wax boobu sax daf may blessé ñu ni Thiès boo xoolee Thiès ay comédiens rek nga fay gis quoi yaa ka des comédiens non mais Thiès am na ay am na ay administrateurs civils am na ay borom xam-xam am na ay politiciens am na ay Thiès talent yëpp a fa daje Thiès parce que Carrefour la ville la boo xam ne Carrefour la talent yëpp a fa daje bon bu nu bëggee jël Thiès féetewoo ko théâtre kese non c'est que bon bari na ay talent mais tamit am na ay yeneen talent yoo xam ne ña nga fa yu dul théâtre quoi yu dul théâtre. Omar naka nga intégré Serigne Mbetteel. bon ni ma intégré Serigne Mbetteel Ablaye Diouf comme ni ma la ko waxee sànq daf ma encadré école primaire mu nekk koo xam ni sama grand la dañu yàgg Ablaye presque production bi yëpp daf may woo ma ñëw ci wetam jàng naa ci moom lu bari daf may woo ma ñëw ci wetam mu dem ba confier ma direction artistique am parce que yombul nga am talent bu mel ni Ablaye Diouf Serigne Ngagne def lu nekk ci côté théâtre def lu nekk dem fu nekk kooku bu demee ba doy loola ba yëkkati la def la directeur artistique loolu du lu tuuti quoi lu màgg la production mi yëpp boo seetloo yi muy def yëpp Ramadan de Serigne Ngagne yëpp man maa def direction bon Badou def réalisation bi Samba Diaw nekk scénariste bi loolu yàgg na bon Mbetteel nag projet la boo xam ni moom moo ko porté comme nit ñi far na yàgg nañ ma gis may liggéey ak moom mu porté projet bi ànd ceeg ossature am waaw dëgg la ci Mbetteel la ma nit ñi gën a ràññee parce que ci Mbetteel lan ma joxee grande ligne parce que ci biir film dafa am ay rôle primaire rôle secondaire acteur principal day am ci ay film Mbetteel feuilleton la ma ñëw ñu jox ma ci rôle boo xam ni grande ligne la te bon grande ligne bu ñu la ko joxee aussi da ngay xam ni yow grande ligne lan la jox foofu lan la teg donc fi ñu la teg da nga koy assurer moo tax ci Mbetteel lan ma gën a ràññee daal. waaw xam nga rôle bu ñu la ko joxee bu fekkee jàng nga ay normes yi théâtre jàng technique yi ñu jox la rôle expliquer le rôle bi nga comprendre rôle bi da ngay dem nga côtoyer koo xam ni boo ko bëggee gën a réussir boo bëggee gën a dugg ci powu personnage bi da ngay côtoyer koo xam ni mi ngi dund loolu. donc yow da nga côtoyer ko dund. dama côtoyer ko dund loolu. mais mosoo ko dund. mais mosuma ko dund vraiment je ne l'ai jamais vécu mais dama côtoyer koo xam ni vraiment mi ngi dund loolu mu metti trop ci moom ma côtoyer ko. mais na ma jégal moom parce que bi ma koy côtoyer xamul woon sax li tax ma côtoyer ko mais maa ngi xool ay humeur am ay expression am ni muy waxee tristesse bi ne ci moom et tout yooyu yëpp ma copier ko intérioriser ko sama bopp bi ma ñëwee ci plateau saa yu ma ñëwee bu ne moteur ça tourne avant ñuy wax action jël naa sama jëmm transmettre ko ci jëmm kooku moom jëmmam laay jël dugal ko sama jëmm génne loolu moo tax ma réussir macha allah rôle bi moom aussi tamit ma koy nuyu de passage du ma tudd turam mais xam na ki may wax xam na boppam ma koy remercier de passage actuellement sax macha allah mi ngi ciy génn xaruwul affaire yaa ngi changé tuuti ci moom
ma koy remercier de passage quoi. waa dëgg la xarulu l'islam cible mais xam nga léeg-léeg nit dina nekk ci ay difficultés yu doy waar bu fekkee mentalam baaxul bu fekkee moralam dëgërul li ma dal mën na ko dal bu fekkee amul moral bu taxaw bu dëgër mental bu baax li ma dal mën na ko dal mu xaru mais am na ñoo xam ne dañu dëgër lépp lu ñëw dañ koy encaisser mais man boo xoolee sama personnage ci biir Mbetteel 1 2 3 ma jooy nga xam ni kii moralam dëgërul parce que jooy yi dafa gaawoon léeg-léeg sax dama doon dox ci dëkk bi ñu naan mais moom nag day jooy rek li muy jooy lan la moom ku bëri jooy la ñuy wax loolu c'est parce que dafa am ñu mel noonu ñooñu nag seen moral dëgërul bu nu amee choc bu garaaw rek dañuy cédé quoi bon conseil yu ma leen ko nag boo gisee li tax ma wane lii c'est parce que conseil yu ma leen loolu pour que ñu gën a dëgër di gën a delloo seen bopp ci yàlla daal te xam ne lu xew rek yàlla la. yow en tant que Pa Omar mais Samba bu doon loo dund yow. sa vie est-ce que di nga jël xaru comme solution. non du ma jël xaru comme solution parce que jullit laa te xaru l'islam santaane wu ko te ñun ay jullit la ñu du ma jël xaru comme solution du ma ko def mais ci biir film bi le scénariste Samba Diaw le dernier mot lui revient moom moo ni ma ci film bi yow da ngay xaru da ngay dee donc doo def lu respecter idée wu scénariste bi parce que moom moo xam li tax mu def ko da ngay respecter idée def li mu bëgg mais am na ñeneen ak ñeneen léeg-léeg dama am ay suggestion ay ñeneen ak ñeneen naan non su ma bindoon film bi doo xaru non su ma bindoon film bi nii lay demee da ngay dem après nga ñëwaat mais waroo xaru affaire yooyu mais ñoom seen idée la ñoom buñ ko bindoon mais kii ko bind nii lii laa ko bëggee bon noonu ni mu ko bëggee noonu nga koy defee c'était ça quoi. lan nga ressentir ci tournage bi moment bi ngay xaru déjà moment dëj bi parce que c'était vraiment réel. waaw bon xam nga ñun ay artistes comédiens lañu ay acteurs lañu ñun rôle boo nu jox dañ koy jouer ci biir film bi dama jàpp ni lii film la lu ñuy wane la film la boo xam ne dañ koy wane nit ñi di ko seetaan ma jàpp ni dëj bi tey dëju Sénégal boo demee Sénégal ci dëj noonu lay demee boo xoolee dëj bi nekk ci film bi nga dem ci dëju Sénégal yi dëj yi noonu lay demee dëj boobu la ñu wane bi may xaru aussi man def naa sama xel ni intérieurement maa ngi def loo xam ni képp ku ko def bu ëllëgee di nga layoog suñu borom. mais tiitoo moment bi ngay xam. bon tiituma parce que maa ngi woon sama biir powu personnage du woon Omar ñi Samb mais c'était Omar Mbetteel c'était un rôle boo xam ni maa ngi koy def dans le film xam nga ma defe ko ni mu waree booba maa ngi won ñi nga xam ni dañuy faral bu nu amee problème bi xaru wala ñi koy bëgg a def maa ngi leen di won ni boo leen ko defee conséquences yi après moo ciy am dama ko def ak fierté dama ko def pour jàngale ndax xaru baaxul mais bi ma koy def bon maa ngi koy def pour jàngale j'étais fier de le faire pour jàngale mais defuma ko pour awma ci benn regret ci rôle bi ci def bi ma ko def awma ci regret dans le film parce que c'était pour jàngale pour ñu bañ ko def parce que baaxul. waaw benn problème laa amoon parce que sama yaay sama xarit la dama ko xam te dafa fragile bi ma ko tourné ak bi nu tourné dëj bi ma xool dëj bi xool tournage yu dëj bi xool xaru bi benn problème rek laa amoon muy sama yaay. waaw sama yaay bi ma jur sama yaay réel bon yaa faatu sama yaay la dans le film mais sama yaay Aïssatou Seck bi ma jur moo nekkoon suma problème parce que dafa fragile te affaire bi fiction bi dafa fooroon trop ma toog ci wetam di ko seetaan ak moom bi épisode bi di daw maa ngi koy dalal ni ko yaay lii film la rek du dara yii nii xoolal ce n'est rien du tout je suis là je suis bien vivant maa ngi nii sama toog bu mu la sax emporté sama yaay dal na ba foofu mais bi nu robi jee ba ñëw maanaam ñi suuli woon bi nu ñëwaatee ba indi rabal bi mairie yuuxu yi nu yuuxu ak sama yuuxu yaay yi ñoo ànd
sama yaay boobu nekkatu fi ma xam ne affaire bi dépassé na ko sama jabaru mag miss moom laa àndal sax moom laa def sama profil WhatsApp ñu bari ñu ngi may laaj ndax sa jabar la ça fait l'occasion pour ma leeral leen ko du sama soxna sama jabaru mag la moom laa àndal ci sama profil WhatsApp dafa daanu je te jure billahi wallahi dafa daanu parce que moom sama xarit la mais affaire bi dem na ba dóor ko moom ba nekkatu fi finalement dama wujj woo maa ngi koy wax l'observateur bi may interroger dama ko wax naa leen ko dama mujj woo Ablaye Diouf Serigne Ngagne dama ko woo Samba Diaw le scénariste woo Bachir ñoom ñoo ànd ñëw sama kër ànd ak Ibou benn copain ñu ñëw kër ga pour dalal mère bi Bachir jox may ko ay fruits pour dalal ko Diaw di ko dalal Ablaye Diouf yëkkati xaalis jox ko mais ba tey taxul mère bi wàcc le lendemain xam nga man bon rôle bi après dama ko simi teg ko fële nekk Omar ma nekk kër ga ñu teg ay affaire may fecc nekk ci kanam défoulé wu parce que bëggoon naa génne li ne ci moom finalement muy ree après nekkaat ci mère bi am naa ñaari doom aussi samay doom aussi problème la ñu woon parce que dañ may xool di daw ragal bon mais ñoom it fexe naa ba indiwaat leen ba alhamdulilah rabbil alamin quoi affaire bi daal mi ngi apaisé wu ndànk quoi. sa jabar naka la réagir bi seetaanee loolu. bon man nag awma soxna bëgg naa am soxna nag vraiment mais pour l'instant nii amaguma soxna. waa xam nga li nga laaj ñi lu doy waar la moo tax dama koy paas kooku du ma ko répondre question boobu dama koy paas ñu jàll ci beneen question boobu duma ci ñëw. non dawuma sax mais. wala ngaa bari ay gel moo tax. non du question bari ay gel yow daal fu mu ne nii ba tey yaa ngi insisté di laaj ba tey waaye man question boobu dama koy daw du ma ko répondre dama koy paas. pourtant non boo ma xoolee nii sama kalam bi ak ni mu tricé nga xam ne je suis sage xam nga mais daal question boobu yow mënoo fexe ba ma répondre la ci yow tey. mais am nga koy bëgganteel daal. ba tey dama koy paas ba tey du ma ko répondre. bon bi nga après épisode dëj bi nit ñi naka lañ doon réagir bu la gisee si mbedd bi ngay dox. su ma la ko waxee sax da nga naan non xam naa nag day kii nii rek mais billaahi damay làqatu li may génn bariwul li may gis nii damay làqatu depuis boobu ba tey damay làqatu parce que am na yoo xam ne pour man dama ko daan gis mu daan dal ay yenn acteurs yi yenn artistes yi yenn nit yu populaires yi man ni non lii mais lii nu mu mën a nekkee nii mënul nekk. mais man bi ma dalee laay soog a comprendre damay génn yam ci nit mu poñe ma ni ma yow li nga ma jooyloo nekk te yaa ngi nii di dund yow kii du yow sonal ma léeg-léeg ma dal ci nit mu ne kii Omar la Omar ko da ngaa dund Omar ko nekk te deewoo léeg-léeg ma dal ci nit mun ma yow waroo woon dee xale yu ndaw yi léeg-léeg damay école yi bu nu wàccee may jaar côté ville noonu école yi xale yu wàcc dañ may topp benn ndiiraan boo xam ne da nga yaakaar ni boo ma xamul pour yow damaa sàcc dara damaa sàcc mango wala ma sàcc dara lu tax ñu topp ma dañ may topp ndiiraan comme ku jël ndaare te xam nga yooyu boo dalul day xaw a metti ci benn côté moo tax may làkkatu fan yi pour affaire bi dal ma soog a génnaat ci biir nit ñi. sa famille amul ñenn ñu doon woote après épisode bi di laajte ndax dëgg la wala yooyu noonu. waaw sama famille ba nii may wax ak yow nii am na ñu ci bëri dañ ma mere. parce que dañ ni moom lii waroo ko jouer lii dafa ëpp waroo ko jouer ñu ci bëri mais dama leen di comprendre xamul tax duñu amuñu passion ci métier bi duñu ay artistes duñu ay acteurs duñu ay comédiens amuñu passion ci li ñuy def ñun ñi nga xam ne dañoo am passion ci li ñuy def loolu jouer loo dañ koy jouer parce que mooy suñu métier moom la ñuy def. am na ñoo xam ne dañ ma mere dañ may woo téléphone ni ma lii nga joué nii yow c'est pas normal nga koy joué waroo ko joué
waroo jouer loolu mais dama leen di comprendre damay xam ni fiction bi moo leen emporté rek mais man sama métier laa def sama métier bi nga xam ne moom laa bëgg cee tedd bëgg cee teral samay waajur moom laa def. si c'était à refaire dama koy defaat parce que ñun ay artistes lañu ay comédiens lañu ay acteurs lañu ñun n'importe quel rôle boo nu jox dañ koy jouer wan ko population bi et puis li ñu gën a motiver man li may gën a motiver pour que may def plus da ngay xool Sénégal booy dox ci marché bi nga xool marché yëpp nag nga xool ambulants yi ni ñuy sonnee ak seeni ballu fëgg jaay seeni affaire jaaykatu jën yi ñu nekk ci kaar yi emprunté yi nga xool sénégalais lambda bi ni muy sonnee ci ville bi kooku bu sonnee ba ñëw këram toog taal télé bi seetaan benn affaire non war na xool lu ko capté quoi war na xool loo xam ne daf koy day dindi stress am war na xool loo xam ne daf koy intéressé lu ko dóor quoi loolu nag pour mu am pour nga toucher sensibilité nit ñi il faut nga génne le plus il faut nga génne le plus pour di ñooñu noonu nga leen di soulager quoi ndax coono googu ñu dëkkee ba ñëw ngoon seen kër toog taal seen télé il faut nga defal leen loo xam ne ñoom dañ ci am satisfaction dañ ci am mbégte. parce que film kenn rek moo la mën a wax li tax mu def lii lu tax mu décider loolu muy le scénariste bi ma génne ci film bi muy Samba Diaw moom moo xam li tax mu def loolu muy deuxièmement bi mooy man ma génn ci film bi léeg-léeg dañ may woo partout non Mbetteel doot moo ko seetaan neexatul parce que génn nga ci non Mbetteel am na ay yeneen histoire yu nekk ci biir yoo xam ni feeñagul te histoire yooyu bis bu feeñee ci biir saison 1 saison 2 bi ñu bëri dinañ fàtte Omar ñu bëree dinañ fàtte Omar parce que am na yeneen histoire yu nekk ci biir parce que Mbetteel dafa bëri ay mbetteel suicide Omar xaru Omar nit ñi ngi doon xaar mu tekki mu am dara di venger wu ci Leena venger wu ci yaayam yooyu quoi xaru bi mooy mbetteel bi nit ñi xaaruñu woon loolu donc titre bi génn na foofu am na yeneen yuy ñëw yoo xam ni titre bi day génn foofu moo tax may wax nit ñi ni leen bu nu bàyyi nañ continuer di seetaan parce que am na yeneen surprise yuy ñëw. waaw ndeysaan léeg-léeg nag ma toog ci télé bi seetaan ko mu dof mami dof bu neex mais dama koy féliciter moom it jàmbaar la musul def théâtre mais vraiment mi ngi ciy génn bu baax a baax mi ngi ciy génn bu baax parce que rôle bi dafa metti mais dafa bëgg léeg-léeg ma seetaan ko mu joué ma toog seetaan ndeysaan mu dof bu civilisé waaw parce que moom mami boo xoolee encadrement papaam dafa yor yaayam yor sama papa Pa Fall sama papa ki tax ma xaru dafa yor xam nga yaayam aussi dafa yor donc mënul nekk dof bu salte dof bu civilisé lay mën a nekk te mi ngi ciy génn bu baax ma koy féliciter de passage yërëm ko tamit aussi dama koy saan yërëm ko ndax xam naa ni dee naa dootuma ñëw ma koy ñaanal yàlla mu wér ndax dof gi xam naa ni boo deful naa dina ci yàgg ndax man dee naa yërëm naa ko trop. Pape Fall boo ko gisee ci film bi doo ko mere ndax moo tax ba nga xaru. Pape Fall dama koy nuyu de passage monsieur Fall c'est un bon comédien Mbetteel lii chance am mooy dañoo am chance bi noonu mooy dañoo am ñoo xam ni dañoo jar ba pare mel ni Pape Fall Ñambe Seen sama yaay yaa faatu Ruba Sëy Fadam Bella Mandione Ablaye Diouf Omar Seck mi ñuy gis tout récemment sama ndijaay te mu nekk Espagne Cheikh Seck saa dàgga ñooñu dañoo nekk ay nit yoo xam ni ay Caba Thiès soogi mandikat bi tey mandi rek dañu nekk ay nit yoo xam ne dañu jar ba pare le monde xam nañ leen donc boo wéeroo ci seen ginnaaw dañ lay gën a jaay parce que xam nañ leen dama leen di remercier de passage Pape Fall mi ma jur Pape Fall mi tax ma xaru ma koy nuyu de passage ñoom ñëpp dañ ma daan coacher nag waaw ñu ma bàyyi ak sama sago surtout ay Badou Ndiaye Bas dañ daan xuloo sax ci plateau bi Bas boo ñu fekkee ci plateau bi da yaakaar ay ennemi lañu
mais dara dafa bëggoon mu baax de même Badou Samba Diaw dóor rek la ma deful ci plateau bi ba ci Bachir le monteur man ma doon coacher même Ablaye Diouf parce que ñun suñu liggéey boo gisee tax muy amélioré wu dañuy dimbalante ku nekk da ngay coacher sa morom ñu leen ak ñëpp bon ñu ñëwaat ci Pape Fall Pape su ma koy seetaan très sincèrement yàlla rek a tax may wax du ma ko mere mais dama koy bañ xam nga dama koy bañ Pape xañ na ma mamita benn ñaar dafa sama yaay gaa baaxul woon ci man sama yaay soxoroon la parce que moom moo ma waxoon ni ma tu es un enfant maudit sama yaay mais Pape violé bi mu violé sama yaay moom dafa may metti loolu ci laa juddu moo tax su ma ko xoolee dama koy bañ Pape mais ma koy remercier de passage di ko féliciter parce que c'est un bon comédien. waaw bëgg naa dafa am loo xam dama ko yàgg rêvé parce que sama ndijaay Cheikh Seck bi muy indi production Thiès ñuy def ay sketch may gis Amadou Fall nekk benn réalisateur nekk RTS may gis muy réaliser di wax ma koy xool parce que man dama yàgg sopp dama naan topp sama ndijaay ba mu dugal ma virus bi Cheikh ma koy nuyu de passage def na lu bari ci man ma ko daan topp di ko xool mais Amadou Fall père Amadou su ma ko musaan a gis muy réaliser dama ko naan envier man man kañ laay doon réalisateur kañ laa koy doon sama rêve bépp mooy nekk un grand réalisateur formation yi may defaat ak yooyu yëpp ci foofu laa bëgg a egg ba pare aussi bëgg naa def ay cinéma yu mag parce que Ibrahima Mbaye Sorano sama idole la Ibrahima Mbaye Thié def na ay film yu mag sama idole la ma koy nuyu de passage maa ngi koy wër gisaguma ko mais xam naa dinañ daje mais sama idole la waaw vraiment daal bëgg naa nekk un très grand réalisateur quoi dans le futur ànd ak Sidi mu nekk sama assistant si. waaw mais avant may tàggoo aussi damay nuyu sama yaay bu baax di ko ñaanal yàlla guddal fanam yàlla na dund ba fekkee suñu njariñ di nuyu sama papa nekku fii mi ngi Bordeaux ma koy nuyu lu baax bu bari sama tante suñu waa famille ñoom ñëpp ma leen di nuyu mënu mu lim di nuyu aussi di gërëm aussi Jo Mansour Sène mi nga xam ne depuis boobu ba léegi mi ngi ci management bi Badou Ndiaye ci réalisation bi du ñu nalaw guddi ndeysaan Bachir Bass du ñu nalaw guddi dañuy werante liggéey pour bëgg affaire bi baax di nuyu spécialement Makan mi nga xam ni moom nekku fi Paris la ne mais boobu ba léegi otoom lay taal disponible fu ma ni ko kaa ñu dem mu dem fa ñu ngi nii ñoo ànd vraiment ma koy nuyu de passage di ko ñaanal yàlla na yàlla guddal fanam li mu bëgg moom moo ko xam yàlla na ko yàlla defal di la nuyu yow aussi tamit parce que jàkkaarloog yow dafa yow reportage dafa neex ndax tu fais partie parmi les filles les plus mignonnes de ta génération vraiment. waaw lu tax. non xamoon naa la daaj man xamoon naa loolu. damay féliciter ñëpp parce que ñun mardi théâtre ay daaree Kocc lañ daan seetaan jamonoy tey ak yeneen baara yogo kenn ku ci ne ñëw def fii sa manin dem lépp rafet ñu dem ba loolu xaw a lâché wu tuuti ñuy seetaan novelas tubaab yi novelas seetaan yooyu ay Nina TV mais loolu culture jàmbur la du suñu culture seen culture la ñoom ñu imposer ñu ko ñu koy seetaan bëgg a fàtte suñu culture moo tax bi ñu commencé def ay séries sénégalaises ku mel ni Dikoon boo koy seetaan da nga ciy gis culture Sénégal Dikoon boo koy seetaan da ngay xam ne ñii c'est des sénégalais ku mel ni Pod et Marichou boo koy seetaan da ngay xool da ngay gis fashion bi am na benn rang boo xam ne loolu la ñuy dund biir Sénégal affaire yooyu moom la ñuy dund Pod et Marichou nga xool Idole c'est un très bon film bu neex la nit ñi dañ koy seetaan parce que ba tey suñu réalité la nga xool Mbetteel c'est sénégalais kon ñun am nañu ñu ngi loolu ça permet ñu bañ a fàtte suñu culture ñu bañ a fàtte suñu cosaan
di ko et puis ñu koy teg ci yoon série yooyu yëpp a neex yi ma film yëpp a neex parce que dañ koy teg ci yoon dafa nice boo xoolee tey ji wiiri wiiri jaar na fi def ay def affaire bu nice def série bu nice ñëpp bëgg te bàyyiwunu ñu ngi teg suñu tànk te ci kanam la jëm dikoon mi ngi toj mbetteel mi ngi toj Pod et Marichou mi ngi toj Idole mi ngi toj loolu c'est le Sénégal qui gagne donc dama leen di féliciter ñoom ñëpp parce que vraiment affaire bu nice la te loolu suñu fierté la ñun artistes yi. 52 morceaux pour convaincre ci 52 semaines 52 singles 12 clips nañ ñëpp déglu bu ñu kenn yëram na waaye nañu suivre ku déglu dégg ci kàttanu Yàlla.